ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës transporteur yu Sénégal xëy banque seen yoxo demuñu dikkuñu ñoom transport yooyu nag transporteur yi kon soobu ci grève bu tar lool sax tey ndax askan wi yëg nañu ko rawatina ak ñi nga xamante ne rek ñoo war a xëy kon liggéey ak ñu xëy di doxi seeni soxla loolu nag tax na ba ñi nga xamante ne nag ñooy jëfandikoo woto yi di sàkku rek ci kilifa yi ñu lal waxtaan na mu gën a gaawee ak transporteurs yi ndax loolee tey indi na leen gàllankoor ca Pikine nit lu ni mel lañu fa nemmiku ñu bari sax ni ngeen ko gisee nii ci nataal yi charrette lañu xëy di war am na ñoo xamante ni moto Jakarta rawatina ak cag-cag yi moom nag lañu daal di xëy rek war lu ci mel ni cag-cag yi nga xamante ne nii ku ne xam na ni yóbbu marchandise moo leen taxoon di jóg ak doxub yónneen waaye tey daal nit ña lañu doon yàpp ca Pikine bisu tey ji nag neexoon na lool ca ñoom procès bu Ndiaga Diouf audience ba dàqati nañu ko ba ñaari fan ci weeru mars moom mii ñu ci tuumaal nag di Barthélémy Diaz nee na lii daal nañu xam ne rek ne du doon procès bu ñuy mës a amal ndax ab procès la boo xamante ni teguwul fenn lu dul ci wàllu politique moom Barthélémy Diaz di ngeen déglu ay kàddoom ci biir xibaar yi daanu àddu ci leneen muy daamar bi ñu duppee maalaw nag bu ngeen ko déggee ab daamar la boo xamante ni ay américain ñoom ñoo ko xalaat nekk fii ci Sénégal dañu bëgg nag maalaw googu tey nag daal di wuutu taxi 7 places yi mbaa boog 7 places yi fi nekk la ñu bëgg nag kon maalaw wuutu ko ñoom américain yooyu la ñu xamle sax mooy bëgg nañu daal lu gàtt-gàtt ñu tàmbalee defar lu toll ci 200 ci daamar ni ngeen ko gisee noonu muy maalaw waaye bu boobaa nag ay doomi Sénégal ñoo cay liggéey bëccëg bi ñu jagleel jàngoro yi sida tey lañu ko màggal ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal ñi ngi defi jéego naam ndax taux bi wàcc na waaye ba nëgëni nag kon des na xeex bi mu mel ni warees na cee gën a taxaw limuk ñi ko am fii ci Sénégal ñuy dund ak doomi jàngoro yi sida ñu ne ëpp na fanweeri junni ak juróom-ñeenti mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxir la tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dalee nag jàmm ci xibaaru marax mi dañu koy dooree rek ak ni ñu ko junjee woon ci ndoxteel li muy transporteurs yi xëy nag banque seen yoxo demuñu dikkuñu mer ba futtu di sàkku nag ñu taxaw ci la ñuy laaj boobu ba tey nag la ñu nemmee ko ak gàllankoor dëgg la ndax ñi yittewoo daamar yi tey yëg nañu ko bu baax a baax ba tax na ñenn ca ñoom sax nag lu ñu bëgg mooy nguur gi nanu gees kon transporteur yooyu ndax metti na bisub tey jii Habib Faye Thierno Laurent Mendy ci leeral. grève transporteurs yi indi ay jafe-jafe yu bëri jëm tamit ci l'école bi même bu fekkee ni sax dañ leen fekk ci benn contexte boo xam ni syndicat d'enseignants bii di CUSEMS ñoom dañoo banque seen i yoxo wante tey ci privé bi xale yu bëri dañoo tardé wala sax ñëwuñu. grève moom muy transporteur muy grève ba mu munti doon rek. mangoog boobu moom du ñàkk ñu ñëw ci léegi ak Fatima Touré waaye dañuy des ba tey ak transporteurs yi ni ñu ko waxee woon demuñu dikkuñu bisub tey ji ba xëy nañu banque seen yoxo ci seenub liggéey di sàkku nag ci nguurug Sénégal mu daal di rek tontu ci seen i ñaxtu ndax boobu ba tey ñu ngay fëggi buntu waaye kenn ubbiwul moo waral tey rek ñu xëy soobu ci gerew bu tar lool ba ñu bari ci askan wi yëg ko leeral yi ak Habib Faye Thierno Laurent Mendy. tey bésu mbégte la ci ñoom ñiy dawal lii di moto Jakarta yi li ko waral transporteurs yi ñoom ñoo grève. waaw instant moom ñu ngi si gis suñu bopp bu baax. waaw ndax grève bi amagum naa benn 15000 nii en attendant quoi maa ngi nii. en jour normal da ngay liggéey 10000 ba 8000 yooyu noonu mais instant journée bi demagul fenn te am naa 15000 en attendant mooy loolu. ñu koy jëfandikoo. amuñu beneen pexe lu dul jël deux roues yi ngir mën a doxi seen soxla waral na la ñuy sàkku rek moo di ay pexe yu gaaw. parce que dañoo yàkkamti waaw 2000 wala 1500 parce que sam laay dem parce que mun nga fi taxaw 1 heure de temps benn mooy jaar nga xaaraat yeneen 1 heure de temps pour que nga mën a dem fi vu que tey grève la il fallait que ñu def fréquence bus yi 30 minutes au moins ku nekk mën a dem def say soxla. ci arrêt dem dikk bi ñoom ay contrôleur lañ taxaw. tey ñu ne seen liggéey dafa yokk lool. métti benn instant parce que ñun ay contrôleur lañu mais bu ñu yéegee si kaar yi dañuy buuxante ba sonn ndax kaar yi ni muy feesee parce que gars yi amuñu moyen de transport comme Dakar Dem Dikk dong moo fi nekk nag bon gars yi sont obligés ñu rabattre si Dakar Dem Dikk pour mën a dem. ca terminus 43 fii bus yëpp a taxaw benn demut ña nga xamante ni sax ñoo fay liggéey nekkuñu sax ca barab bi
ca kanam tuuti lañu dox gis garage taxi bi fii situation bi noonu la demee chauffeur ci seen bopp respecté nañ mot d'ordre bi ngir njëriñu ñëpp. gars yi la ñuy kaas moom ñu ñëpp suñu entrée la quoi moo tax instant yi ma gaare di xaar quoi waaye oto bi mu set affaire yooyu quoi dalluwaayoo tamit parce que dëkk bi dafa xat da ngay sonn quoi. xam nga sa bu transport amul rek réew mi du dox quoi moo tax nag kon vraiment transport yi war nañ ñu bàyyi ci xam nga ñu am jàmm quoi mais amuñu jàmm dëkk bi xat na métti na foo aw ñi jàpp la doy na waar. ca yoon ba dem ca Wakaam ca wetug marché gi benn taxi wàññi jékki-jékki sax taxaw ñu yaakaar ne moom respecté wul mot d'ordre bi mu ne déet ku ko respecté la ndax it dafay doxi soxlaam waral na moom taximan bi di woo ay ñoñom tey ñu gën a dëgëral seeni bopp ba keroog ñuy am ndam. samay mbiri bopp yi may dox te sama oto laay déplacé wu du ko dox. n'importe qui est transporteur taxi par exemple jaune noir lañ ci xam mais taxi bleu am na taxi noir am na taxi n'importe quelle couleur de taxi am na. bés bu njëkk ci grève transporteurs yi tey ñenn ci sénégalais yi dañu mujjee jaaxle ndax amuñu lu leen yóbbu ñenn ñi dañu mujjee toog sax seeni kër ñii di dawal moto jakarta yi ak dawalkatu sareet yi seeni gafa mi ngi gën di duun ci kaw tali gi nga xamante ni gis fi embouteillage yomb. Abi Faye ca Pikine moom la ñu fa seetlu rek mooy ñu bari daal tey dañoo xëy war charrette ya ndax gisuñu daamar waaye tamit cak-cak ya tey moom fexe nañu rek ba seen gafa daal du ne ca mu doon loo xamante ne nag daanaka bu ñii di métti lu am na ñoo xamante ne ñoom dafa mel ni bëccëgu tey bi daal neex na ci ñoom lool ndongo ka la ñuy fekk ji ca Pikine mu ànd ci ak lay aan ci Pikine Texaco fu Tata mbaa car rapide daan taxaw ci suba tey jii nag ay saret ñoo fa daal dee nekk ñëpp nag daal di fëx ut leen ngir mën a nag doxi seen soxla gannaaw gerew bi nga xamante ni moo tax ba dem gi ak dikk bi daal dee taga tembe. imagine toi nga yor ñaari termus yi di ko jaay di dox di ñëw amoo loola yóbbu yëmbal jumaay laayeen dafa métti quand même. saret lañu yenn daw te bu ñu demul duñu lekk il faut ñu daw wul lu ñu lekk moo tax ñu dem saret. muy Tata mbaa car rapide wala sax taxi ñu daal di koy taxawal lu ne mel tax ba ñu amoon nag habitude di jël nag yi la xeetu naamar fi mu toll nii nekk nag ci akum jaaxle. c'est très dur difficulté weesuwul nga doon dugg taxi dem dugg taxi ñibbisi nga yëg li nga xam ne ba nga juddoo ba tey mosoo koo yëg et puis c'est pas sûr. waaye nag nekkul ni grève bu transport en commun yi ñëpp nag ñoo ci am lu leen naqari ndax ñii di borom sareet yi ñu ne nag bi la grève ñu ngi ciy gis seen bopp. ñu ngi ciy gis suñu bopp nice ndax ñu ngi yab 200 ñu ngi yab juróom fukk ku si nekk soo sañoon sa ceeb di niin chaque jour. borom oto di dawal ñu tamit ñuy dawal ñuy lekk ñuy lekk. ci wetu borom sareet yi tamit mu am ci borom moto cak-cak yi ñoom tamit ñu ni seen bamba mi ngi maase bu baax. waaw tey moom macha allah moom course Dakar moom avant ay 2500 wala 3000 rek la woon waaye bu tey moom dem na ay 4000 5000. gerew bi nag fi mu toll nii daal dee tax ba dem gi ak dikk bi nag daal dee gàllu góosee loolee waral nit ñi di sàkku ci nguur gi mu daal di tegu jéego ngir mu daal di fi yem. pour ñu mën a trouver terrain d'entente il faut que ñu toog la situation bi. nañ ñu dimbale nag métti na ci taximaan yi métti na ci policiers yi mais nguur gi moom na toog rek ñu teg table waxtaanee lii ndax lii moom métti na de. ñii di faral di jël nag transport en commun yi fi mu toll nii nekk nag ci jafe-jafe yu tar ngir mën a dem nag doxi seen soxla ci bés bu njëkk bu gerew bu cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal. ndongo ka noonee la méttee tamit ci ndongo yi tey boo xoolee sax daanaka ci daara yi évaluation yi ñu waroon a amal nag dañu ko daal di rek kon ajandi ndax élèves yi gisuñu leen am na ñoo xamante ne danoo tardé ba ñuy ñëw te dara waralu ko ni ñu ko waxee rek lu dul grève bi transporteurs yi xëy soobu Fatima Touré Thierno Laurent Mendy. grève transporteurs yi indi ay jafe-jafe yu bëri jëm tamit ci l'école bi même bu fekkee ni sax dañ leen fekk ci benn contexte boo xam ni syndicat d'enseignants bii di CUSEMS ñoom dañoo banque seen i yoxo wante tey ci privé bi xale yu bëri dañoo tardé wala sax ñëwuñu. grève moom muy transporteur muy grève ba mu munti doon rek baaxul. ñi nga xam ne dañuy jógee Keur Massar ñi di jógee Rufisque ñi am na ñuy jógee sax ba Thiès parfois di jàng ci biir Dakar donc ñooñu war nañu comprendre donc day impacter négativement daal. damay dox ak sama xarit yi ñu egg ba Liberté 6 te peut-être su amee kalandoo ñu mën kaa jël ñu dem. fii tamit ci école Ousmane Socé Diop li ni mel lañ fi fekk xale yi sax naam sax jàng si nañu wante ñoom tamit ñu bëri dañoo tardé. d'habitude dama doon jógee Grand di ñëw ba Liberté 6 après damay paas 100 francs Ndiaga Ndiaye ma ñëw ba fii jëppal fii la may wàccee si banque bi ma marché ba fii du ma doon daanu woon tardé waaye tey damaa dox ba kii nii Liberté 6 maa sama benn copine
dañoo taxaw foofu lu yàgg léegi amuñu oto ma ne kaa ñu dox ndax dañuy obligé dox suñu doxul duñu am oto léegi dañoo dox ba fii ñu tardé. am na ñoo xamante ne tey recoupé wuñu seen leçon am na lu ñu war a def tax tey defuñu ko lu am importance tamit. loolee sax waral ki nga xam ne nag moom professeur SVT la moom dafa jàpp ni rek tey grève transporteur bi indi na ay jafe-jafe. li fi nekk mooy lan mooy ne élèves yi instant bi dañoo nekk en moment d'évaluation premier devoir yi élèves yi ñu ngi commencé di koy def ce qui fait que am na école yoo xamante ne les profs auront des problèmes parce que élèves yi nga xam ne dañu ñëw à 8h30 8h40 ainsi de suite ñooñu waroon ñëw teew à 8h def seen évaluation dem ñibbi duñ ko mën a def. ñaari fan transporteurs yi nag ñoom daati namm amal li nga xam ne moo di seeni ay grève loole nag indi ay jafe-jafe yu bëri jëm ci wàllum école bi étudiants yi comme ñi nga xam ne tamit ay élèves lañu ñoom li ñuy ñaan rek mooy solution am bu ko defee ñoom ñu mën a wëyal li nga xam ni moo di seen sàkku xam-xam. Fatima Touré grève dawalkat yi nag daan na am waaye manque bu ni mel moom gëj nañu ko gis sax mbaa boog ñu ne guléet xëy na mu am ba tax na nag kon cadre unitaire bi ëmb syndicat yu transporteur routier yi nag transport routier yi moom di rafetlu rek bu baax a baax bilangub tey jile li ñuy sàkku nag mooy kilifa yi daal nañ leen wuyu wax naa ko sànq ci seeni ñaxtu bëgg nañu daal bu lépp sottiwul it genn wàll gi ñu indi ci saafara Mansour Ndir moom moo wax ci seen tour ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abib Faye. grève mooy dernier recours syndicaliste mais bu demee ba sës loolu ngay def pour la ñëpp déggal la ba nga def ko da ngay toog nga déglu leen toog waxtaan ak ñoom ñoo ngi déglu daal état pour ñu toog waxtaan ak ñun ci jafe-jafe yi fu ñu ko takk paase na ko. ci réew mi leen bokk di ay sénégalais luy paralyser réew mi duñu ci wax lu koy def rek la waaye dama dem ba sunu liggéey mënatuñu ca jariñu kon bu ñu ko defee duñu leen gën a du affaire point yi buggi de point moom yi revendication yi 11 points la benn mënu ci ñàkk bay demaat ëllëg bii nu nekk nii entamé nañ ko ba pare mënuñoo toog mënuñoo xaar lu ñu lan la ñuy wax travail lan lay wax pour kii bi sénégalais yi garaw noonu toog 2 jours observé nañ suñ 2 jours lewee nañ moo doon loolu ngay wax loolu du wax. njëwriñ ji ñu gàll kéew mi nag jël nay pexe rek ci bépp marchandise boo xamante ni dañu ko nam jaarale ci tali bi mbaa bokk ci raay yi mu nekk ay marchandise yoo xamante ni baaxul mën naa indil njombe askan wi loole nag la ñu bëgg a jàmmar lool ba du am na projet bu ñu tëral nag duppee ko projet 71 loolu képp moo ko tax a jug ñu teewlu Ramatoulaye Diop moom mooy point focal bu projet 71 ñu teewlu ay kàddoom. produit chimique moom fu ñu ko waxee rek xamal ne bu amee avantage am na inconvénient léegi nag inconvénient yi nag la ñuy xool nan lañ koy maintenir ba nga xam ne du am risque ci population bi ak environnement bi waaw bien que ay produits yoo xam ne am soxal nañu trop parce que day permettre suñu développement réew parce que dañ koy utiliser ci gàncax bi ci agriculture bi di ko utiliser ci élevage bi di ko utiliser ci santé bi di ko utiliser ci industrie bi donc am na solo trop ñu xool même bu ñu koy utiliser ban façon lañ ko war a utiliser ak bu ñu ko nar a éliminer ban façon lañ ko war a éliminer. mu soxal ñu trop nag surtout que pour ministère transport ministère environnement ministère de l'intérieur ministère santé commerce et cetera donc ak mine avec les explosifs donc ñun lu ñu bëggoon sax mooy def benn commission nationale sur le transport de marchandises dangereuses. Cheikh Diop Pape Sangone Mbaye ñoo taataan kàddu ya Fatou Ndiaga Diouf procès ba dàqati nañu ko ba ñaari fan ci weeru mars moom Barthélémy Dias mi ngi ci tudd nag nee na procès bi daal ay waxi kese la te boo moyul sax nag du mës a am ndax la ñu ci wax amul procès la boo xamante ni politique moo ko lal te lii tax dañ ko war a def sax loolee ñu duppee affaire classée Barthélémy Dias ñu teewlu ko. Sénégalais yëpp gis nañ lu ma yàgg a wax nee naa fii procès du fi am. parce que procès pour mu am daanaka da ngeen di àtte lu ngeen mën a àtte mais di bëgg a àtte lu kenn mënul àtte loolu moom xaw ma fan la ñuy jaar ba mën ko àtte moo tax dañ ma convoqué waat le 2 mars su ma juumulee le 2 mars lañ dem wuy ji incha allah lu ma ci xaw a metti tuuti rek mooy su ci yàlla àndee incha allah mooy le 2 mars damay dem wuy ji en tant que maire de Dakar. dossier bi yàgg naa ko wax Macky Sall ñëw na ci kër gi ba xew-xew bi amee mu yëkkati fi ay kàddu. wax que effectivement Barthélémy Dias dañ ko tooñoon wax que Barthélémy Dias dañ ko nar a jàppale wax que sax que état moom mooy responsable ci situation bi parce que état moom moo protégé wul doomu aadama yi te loolu mooy responsabilité am tey nag la yàlla dogal tey moom mooy chef de l'état
kon moom tey lii di waru garam xam na ko te état su tooñee su ma baat ci kaw état dafa am lu ñuy wooyee assurance mooy agence judiciaire de l'état parce que su nekkee mbir bi ay mbiru koppar daf ci nar a am état moo nar a jël responsabilité am xam na ni moom moo jalgati et puis mu daal di indemniser ku muy indemniser. ma ngoog ñu wax ci politique goteek gox-goxaan yi yegg nag ba diwaanu Ziguinchor taskatu xabaar la Aliou Cissé la ñu koy wax moo nekk taskatu xabaar bu njëkk a taxaw ne dafay samp ndëndëm ngir mairie bu Ziguinchor moom moomu nag nanu jàpp rek ni dafa doon ab collaborateur maanaam ku doon jëflanteel la ak quotidien maanaam ab collaborateur may jéglu sax taskatu xabaar la xamee nañu ko ci yéenekaay bi di Le Populaire xamee nañ ko tamit ci agence de presse sénégalaise tey mu nekk candidat bu mairie bu ADN mu nekk nag loo xamante ne wax nañ ko guléet la ñu nemmeeku ko foofu Boubacar Diassi moo taataan ay kàddoom ñu teewlu ko. la may ndam ba ñu nekk ci commune bi incha allah rabbi dërëm boo xam ne ci commune bi lañ ko jëlee ci turi commune bi lañ ci jot fu mu mënta dugg képp ku nekk ci askan bi di nga ko xam parce que loolu mooy bonne gouvernance loolu mooy transparence loolu mooy jikko ju rafet. ñu ngi si ñëw nag di leen wax ne suñu programme liggéey kese la sant ñu kii xaste soxla ku yaakaar ndam ku yaakaar li nga yor nga xam ne li nga yor valeur la doo def mukk loo xam ne day indi histoire ngay jàppante ay nit ba muy yàq sa valeur boobu bu ñu nangu mukk di am joti xastante nañu am jotu liggéey parce que liggéey am na ci commune bi liggéey dëgg moo nekk ci commune bi boo xam ne toogee di xool problème nekk ci commune bi doo xam ne ci lan ngeen door ndig lépp priorité la dans cette commune là tout est priorité dans la commune d'Adéane donc boo nekkee ci boobu façon commune ñu jëloo ko pour nga jiite ko nar loo am jotu parloo nar loo am jotu xastante jotu liggéey la na nga am ñeen ne xamal nag yéen ndaw ñi suñu programme bu ñu tëral ak yéen jigéen ñi tëral nañu programme boo xam ni incha allah dans le cadre de partenariat avec l'État ak yeneen partenaires de la coopération décentralisée et d'autres partenaires les partenaires techniques et financiers incha allah rabbi dinañ fi taxawal 45 fermes ñeent fukki fermes ak juróom. waxoon nañu ko maalaw la ñuy seeti maalaw nag ab daamar la boo xamante ni américains yi nag ñoo am gis-gis ba fas yéene ko rek jëmmal Sénégal ñu ne la mu bëgg nag mooy mu wuutu 7 places yi fi nekk ay doomi Amérique yu ne fii ci réew mi ñoo ko mbébét bëgg nañu nag lu gàtt gàtt tàmbalee defar lu toll ci 200 ci daamar maalaw te bu boobaa nag doomi Sénégal yi ñoom ñoo ci liggéey ñu ne nag lii bu sottee dina doon rek mbir moo xamante ni dina yombal wàllum xëy mi bu baax a baax Aminata Mbare Sow Pape Sangone Mbaye ñoo seeti ji woon maalaw ndaamar bii ngeen di jàkkaarloo ñu ngi koy woowe lu maalaw ay doomu Amérique yi nekkoon fii ci Sénégal ñoo ko defar seen dëkk daal di koy andi fii ci Sénégal. ki concevoir oto bi ak magam c'est une américaine bu dëkkoon Sénégal dëkk na fi 10 ans daan nañ tukki di dem ci àll bi di dem Kolda di dem Kédougou en 7 places donc bi mu ñibbee mu ne ma nañu xalaat ci affaire 7 places donc on a réfléchi ñu xalaat si. àddina bi yëpp war nañ ko mais gisuñu oto boo xam ne vraiment mën na remplacer 7 places au Sénégal. li ñu namm ci defar maalaw bile mooy fii ak at mu remplacer suñu oto yi ñuy duppee 7 places. modèle bi maalaw lañ ko tuddee parce que am na ay modèle pick-up am na ay modèle camionnette tamit mais yooyu eggaguñ ci daal oto bi ñu ngi ko defaree États-Unis fa lañ ko monté oto bi say xool sax génnul ci usine ci atelier lañ ko defaree mais 4e prototype bi génn moom fii lañ koy indi Sénégal defaree ko. loole lépp nag ñu jàpp ne ay doomu sénégalais la ñu bëgg ñu daal di koy amal loole nag jàpp nañu fi ak 2022 daañu am main d'œuvre bi war ngir ñu mën a defar ay maalaw yu bëree. 2022 la ñu yaakaar ne war nañ mën a pare commencé defar oto yi bon war nañu mën a suñu commencé daal ci ba am hangar ak yooyu yëpp bu mën a commencé war nañ mën a defar 200 véhicules 200 téeméeri oto par weer. loole buñ ko amalee dina doon ab source d'emploi maanaam dina doon ab bërëb bu yokk liggéey fii ci réewum Sénégal. nañoo mën a jël 4 téeméeri nit waaw yu ciy liggéey directement ak juróom-benn ak 3 junni yoo xam ne ci liy tourné ci écosystème mu oto bi la waaw parce que day am dañuy bëgg a former tamit ay mécaniciens certifiés pour marque bi. premier prototype bi nag ñu ngi ko exposé fële ci école supérieure polytechnique ca université Cheikh Anta Diop de Dakar liñ ci namm mooy képp ku xam-xamam màcc ci wàllu transport mu ñëw xool. waaye tamit mu joxe xalaatam bu di am na ay amélioration yuñ ci mën a def ngir mu méngoog 7 places yiñ fi amoon wala sax mu gën leen.
Aminata Mbar Sow ñu lay jaajëfal bëccëg bi ñu jagleel xeex jàngoro sida nag tey jii lañu ko màggal ci àdduna wërngal këpp fii ci Sénégal nag ñu ne ci xeex bi boobu ba tey di defi jéego ndax chiffres yi wàcc na bu ñu ko dee xool waaye nag des na ci ay groupe cible yoo xamante ne faaw ñu am ci ndam xayma gi ci Sénégal tolluwaay ak ñi am doomu jàngoro ji fanweeri junni ak lu topp juróom-ñeent yu teg fanweeri junni ak juróom-ñeent ak lu teg loolee nag ñu gis ni daal yu doy waar la Marcel Maroun dikk na ak ñun ci yenn ci xayma ñeel jàngoroy sida. fan ci weeru décembre atum 1988 benn fan ci weeru décembre atum 2021 adduna bi di célébrer tey fanweer ak ñeenteelu édition bu journée mondiale de lutte contre le sida comme ni ko yeneen réew yi di defee Sénégal day organiser ci journée boobu ay campagne yi nga xamante ne dañ ciy xelal askan yi même si chiffres yi ñu ngi wàcc ci at yi ñu génn atum 2020 taux prévalence bi tolloon ci 0,3% ci nit yu am diggante fukki at ak juróom ba ñeent fukki at ak juróom-ñeent bu ñu sukkandikoo ci agence ONU Sida ba léegi ci période boobu 39 400 doomu aadama fii ci Sénégal amoon nañ jàngoro boobu lu jëm ci wàllu infection yu bees yooyu tamit dañoo wàññeeku li koy firndeel doon atum 2005 juróomi junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñooy dooroon a am doomu jàngoro boobu contre junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ci atum 2020 mu di kon benn bés bu toll ci 76% nit yu ci faatu tamit dañoo wàññeeku ndaxte atum 2005 ñu ngi tolloon ci ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent contre junni ak téeméer ak fukk atum 2020 ñuy fàttali ne sida benn sigle la bu signifié syndrome d'immunodéficience acquise bu benn virus bu tudd virus de l'immunodéficience humaine mi di VIH daal di causé mën na dem ba indi ay feebar yu bëri ci doomu aadama loolu waral ñu ci bëri di ci faatu après ni muy wàllaate doon diggante ñaari nit yuy sëy wala contact ak deret wala sax lu ñuy naan de la mère à l'enfant ci diggante ëmb wasin ak sax nàmpal fu mu ne ni nag benn vaccin amaguñ ko ngir xeex boobule jàngoro waaye li ñuy naan antirétroviraux am nañ rôle bu ama am solo ngir fexe ba wàññi niveau d'infection bi. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Marcel Farba Maroun ñu wax ci tàggat yaram ak lamb bi mu war a nekk combat bu war a dox ci diggante Siteu ak Papa Sow juróomi fan lay doon ci weer wi ñu ne di weerub décembre matuwaay yëpp nag ñu nekkoon jël nañu ko ngir combat ba yemb rawatina ak ci arène bi manager yi ba ci supporters yi taskatu xabaar yi ñoom it ku ci ne daal fexe nañu daal ba fa nga war a nekk nga nekk fa ci arène bi di matuwaay yi ñu jël ñu teewlu Pape Abdou Fall promoteur ak Bira Sène jiite CNG ci micro Cheikh Sadibou Diarra. Papa Sow Siteu nag dañ ci jël ay matuwaay matuwaay yi mooy lan bu njëkk bi comme journaliste yi lay waxal journaliste yi wutal nañ leen benn place boo xam ni dañu ko wut pour que d'une manière organisée ñu installer leen fa li daan am ci lamb yi nga xam ni jàll na fi muy que ni barrière bi ku nekk ñëw langaamu ci ñiy wéeru ci loolu moom xawma beneen de waaye bii moom doo leen ko ci teg bët incha allahu rabbi cela veut dire muy manager bi di entraîneur yi di borom garam mbubb bi ku nekk na dem yéeg ca kaw. bii moom événement spécial la moo tax ñu jël ay fan avant moo yegg si li ci ëpp dañoo ne bu suba la ñu def ko tey mais bii dañoo jël ay fan pour préparer ko. mun a waxtaan am loo xam ne dañ ci déggoo bi mooy woote jàmm ñëpp woote jàmm mbër ya manager ya entraîneur ya internautes yeeg ñu am sit ñëpp woote jàmm ci làmb ji. ma ngoog làmb ji mu nekk juróomi fan ci weeru décembre mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñoo ñu farewoon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti léegi ci kanam xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Sara Cissé.